Fanny, to achacha. Fanny, to achacha. Why sangari lam toro jarama. Tey ñu ngi seet si ki nga xamante ni mooy Limzo Faramaren fii ci Thiolla invité ko ci suñu site bi nga xamante ni mooy Goris Papour bëggoon ko ci laaj ci wàllum politique ay questions yu am solo ñu bëggoon a xam Limzo kan mooy Limzo Faramaren. Bon, asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki àdduna maa ngi leen di nuyu aussi di nuyu xale yi ma jàkkaarool di ay xale yu am engagement waa Goris Papour vraiment di leen féliciter ci acte bi ñu def donc di profito parce que tubaab nee na quand l'occasion se présente il faut profiter donc damay profiter di nuyu askanu Refane di jël nuyoo bi teg ko ci loxo monsieur le maire Djibril Thiaw mu tasaare na ko parce que dama doon dégg ñu naan boo demee ci kër fekk kër ga peuple dafay jël nuyoo ba teg ko ci loxo kilifa ga mu tasaare la ko aussi di nuyu ay quelques personnes rek ku ci mel ni grand Assane réew maawo di nuyu Modou Ndiama prési aussi di nuyu Mbaye Anglais Ahmed aussi di nuyu grand Badra di nuyu sama gars yi ma toogal vraiment di ay gars yu am détermination di ay élément maire aussi di leen xamal lu gàtt foofu rek di leen xamal ne am na zit yu bari yu yàgg a bëgg jotaay bi mais amuñu ko xëy na tey la ko yàlla dogal parce que dama jàpp ne li ngay dàqe muy dem ca biti daqal mu ñëw ci biir kër gi moo tax bi ma proposé loolu jàpp ne da nga war a mën a ñëw waxtaan ak man parce que xëy na am na loo mën a waxtaan ak man ma recevoir la te avant ma lay recevoir aussi wax naa ak ñi ma war a waxal parce que dañu ne lan tafal say an bi xayri isni donc ci loolu laa profito ma wax ak ñi ma war a waxal ñu rafetlu ko aussi ne ma acte bu baax la donc ñu ne ma kon mën nga ko recevoir après ci la ñu wax ma ne la ñëwal samedi bon aussi di nuyuwaat rek population bi aussi di leen sensibiliser vraiment kontaan naa ci yéen donc xëy na dañu nekk ci weeru koor nag te dañuy bëgg a dem dog yi mën naa leen a bàyyi ngeen weyal. waaw Limzo ñu bëggoon a xam yow lan moo la dugal si wàllum politique ndax dafa am loo si gis wala dañ la cee dugal wala. bon man mën naa ne bu may dugg ci politique parce que peut-être yàgg naa ci yàgguma ci parce que daaw la mois de février mën naa ne maag sama gars yi ñoom cali ba léegi ñoom ñu ngi ci tamit aussi mën naa ne dara dugaluma si lu dul cofeel parce que xëy na am na fi ay mag yoo xamante ni dañuy jàng ba pare mais dañuy dem defi leneen ñi préféré dem nekk ay professeur ñii dem defi leneen ñii dem defi leneen mais man dama gis ka ne loolu du yoon nit boo jàngee ba am lu la yàlla may da nga war a taxaw défendre sa réew te politique dafa doon méthode boo xamante ne nii il faut que nga nangoo boo gaawee mer doo si bokk parce que yow yaa décidé que ne da ngay taxaw xeex da ngay xeexal sa réew da ngay taxaw ngir sa askan kon il faut nga nangu lu bëree bëri te souvent waa Refane comme li monsieur le maire di wax politique sain parce que politique dafa am ñaari façon dafa am politique sain aussi dafa am beneen politique boo xamante ne ni yàlla moo tax nga koy def donc waa Refane dañoo jàpp ne képp kuy def politique day def politique sain boo ci bokkee ci sombal bi ba ñu commencé di la woowee politique rek dañuy jàpp ne yow loo waxati xëy na du dégg wala da nga leen di jéem a nax wala kii man mën naa ne dara dugaluma ci politique lu dul ñeewante ci sama dëkk aussi gis koo xamante ni nii mën naa yàlla def na développement bi ci loxoom ma ànd ak moom donc mën naa ne loolu moo dugal ci politique. waaw Limzo ñu bëggoon a xam ndax yow est-ce que yow yaa ngi jàng parce que faral nañ di gis ñuy def politique ñëpp ñoom dañuy jàng. donc moment bii nag mën naa ne arrêté naa jàng waaw doon naa jàng mais arrêté naa depuis année passée. yow arrêté jàng bi nga gis mënoo gisoo woon ne continuer jàng bi moo la gën a arrangé ndax fi mu ne ni politique nga nekk. non mais xam nga politique daanaka aajoowul ay toog continuer di jàng rek aajoowul loolu parce que politique dafa doon méthode boo xamante ni mën ngaa jàng ba ak université te boo ci jublu doo ci xam dara lu méthode boo xam ne da ngay dem ci classe toog ci table ba ab maître di la ko jàngal naan la nii la ñuy politique nii la ñuy def non mais naa nag jàng baax na ci mais du loo xamante ni nii obligation la ci. waaw ñu bëggoon a xam it kan mooy sa référence ci politique ak yow lan mooy sa motivé ba nga dugg ci politique bi. donc mën naa ne xëy na booy laaj référence moom mën naa ne mën nga jël monsieur le maire Djibril Thiaw
parce que dafa nekk maire boo xamante ne nii jeton maire exceptionnel man dama ko gis li muy def doy ma gis que ne kii li may wër ci leader ci moom la nekk kon nag mën naa ne du mag jóge fii ne damay dem réew maaw war a génne fii dem may dem di wëri fale di jaar ci kaw passerelle bi donc di jaay ne affaire de ndaanaan balaa ngaa wëri boy agsi kii dem réew maaw day gën fii dem bay la fa donc mën naa ne boo nee sa réew moo la ñor nga bëgg a défendre sa réew boo gisee aw yoonu jub mu leer la ne kii yàlla def na li ngay wër ci loxoom mën naa ne da ngay dem ànd ak moom. waaw Linso balaa ñoo xool si biir waxtaan bi dañoo bëggoon nga expliquer ñu yow lan mooy seen réalisé lan ngeen fi réalisé guñ fii nii si Refane. waaw donc laaj nga ma laaj boo xamante ni dinaa sawar pour tontu ci trop parce que boo xoolee li ñu fi réalisé depuis 2014 ba léegi ñu fi ñëwee nga xam na ne monsieur le maire 2014 la fi ñëw mais li ma lay wax ni c'est des résultats palpables lu ñu mën a teg ay loxo la luñ la ci wax di ngay mën a dem teg ko loxo ne lii moo ko fi def donc monsieur le maire damaa woo tay mu ne ma aussi fàtte woon naa mu ne ma nanga ma gërëmal population bi aussi ñoom maa ngi leen di gërëm di leen sant ci cadeau monsieur le maire woo na ma tey mu ne ma émission bi na nga ko teg ci rat tegin aussi lépp loo xamante ne nii xamoo ci lu bëri bu ci xuus mais dama am li ngay wax nii dama ci xam lu ma leer nañ donc kon li ñu fi réalisé bëri na bu fekkee ci wàllu njàng ci wàllu santé aussi ci wàllu football sport maanaam lu bëri lépp da nga fi mën a teg loxo que ni bii ñoo ko réalisé donc xëy na nag boo kii woon boo doon da nga laaj directement dinaa la ko gën a mën a leeral. waaw ñu dégg ci mbiram lycée bi ñu naan maire bee ko fi def ñu naan maire bi def ko ci yan référence nañu ci mën a jox. effectivement xam nga lycée bi maanaam ñi naan maire bi defu ko fi ñooñu dama jàpp ne ñoom dañuy ay anti lañu donc du ma bëgg di xuus ci loolu sax dama noonu du ma ci wax mais comme que posé ngeen ma ci question aw ma droit bañ cee wax lycée bi monsieur le maire moo ko fi def 2016 2017 bi fi ministre bi ñëwee ci monsieur le maire moo construire lycée bi donc ñaari classe la fa di ko def équipé ko maanaam boo déggee équipation mooy def fa ay matériel yi fa war ñaari classe ak ay toilettes bi année bi jeexee mu xam ne élèves yi gën nañoo bari mu defaat fa yeneen ñaari classe maintenant nag ñoom fi ñuy sukkandiku mooy lycée daa bokk ci domaine maire yi ñàkk a def lycée du obligation ci moom maintenant nag mën ngaa nekk ci kër dépasse du la war mais aussi mu leer la ne boo joxee dépasse tamit du ci yàq dara mais kenn du xëy ñëw ne la jox ma dépasse mais nga xëy yor sa benn 2000 francs nga joxe dépasse donc loolu dañu def ciy baax mais xam nga lycée ñan la waroon conseil départemental bi Aïda Mbodj jiite woon te mu nekk Bambey te léegi je pense Fatou Sène moo ko jiite parce que Fatou Sène moo toppoon ci am Aïda Mbodj léegi bi Aïda Mbodj bu wàccee Fatou Sène moo ko jiite ñooñu ñoo ko war na def mais nag mairie lan moo def doliyaasam maanaam jàng xale yi nga xam ne CI lañ tàmbalee ba CM2 ñooñu bu classe manqué wala table ba manqué ñooñu monsieur le maire la ñu war a woñ loxoom ne ko lii c'est obligation yaa ko war a def mais kantaan nag mairie wala lycée wala CEM loolu du ay domaine maire yi donc loolu laa la ci mën na leeral mais nag monsieur le maire kii laa fait parce que gis na ne bi muy def maire bi jamono jooju ku nekk xam na ne Refane dañoo soxlawoon lycée parce que am réew dina tollu moment boo xamante ni dafay am lu fa gën a nekk priorité mooy moment bi ñuy defar lycée bi gis nañu ne ay doomu Refane bu ñu jàngoon ba 3e dañuy am problème parce que ñii dañuy dem Ndangal ma ñii dem Bambey ñii dem léegi nag bu la yàlla baaxul nga am papa yoo xamante ni loxoom jot na ginnaaw léegi yow da ngay obligé di dem di wàcc ba mën nga ci jaare bàyyi loolu nag moo tax monsieur le maire gis ka ne lii du yoon ci la taxaw xar tànku tubéyam ba mën a am lycée donc loolu moom bu ci sax nekk di am xel ñaar monsieur le maire Djibril Thiaw ci laa fait moo fi def. waaw ñu dégg ñu naan monsieur le maire mu ngi defal gox-goxaan yi loo xamante ni defalu ko ci waa Refane li wër Refane loolu lan nga ñu ci mën a expliquer lañu mën a dégg. xam nga monsieur le maire boo nee mu ngi defal gox-goxaan yi da ngay jël dara nga teg ko loxo nga ne lii da koo defal gox-goxaan yi mais kantaan nag dégg ci mbedd mi dégg ñu ne monsieur le maire daa def fii dara wala daa def fee dara te loo xamante ni dañu koo mën a teg loxo loolu du ay wax yoo xamante ni dafa exister donc mën naa ne ay machine wol plus de 40 ay plus de 45 machine wol yoo xamante ni jël na ko tas ko ci dëkk yi weer ay Ngangoune ay Fass ay dëkk yooyu nga xam ne ñoom bu ñu doon wëllu ji mën nañu nekk 5 heures ba timis ci yoon wi ñi tak seeni saret donc mu gis ne ñooñu ñoo yeloo nañu ko ay machine mu jël ko tas ko def ko fa
parce que gis nañu ñooñu wóolu vraiment doon na loo xamante ni lu métti la ci ñun donc moo tax mu xar tànk tubéyam jël ay machine wol parce que loolu ñoo ko yeloo mais pas Refane parce que Refane ku jëloon jamono ji di fi def ay machine wol mën naa ne donc li Ousmane Sonko di wax rek ab gumbo nga jëndal ko télé donc du am benn njëriñ moo tax mu jël ay machine yooyu nga xam ne da koo def ci village yi te ma xamal la benn affaire nag kër ga gën a jege commune ba droit bi mu am ci commune bi ka gën a sori commune ba droit boobu la am ci commune bi moo tax nag ay dafa jël def ko ci village yi def ko ci fee Refane Central Refane Repak Refane Réewmaaw ñoom ñëpp ñoo yem ci commune bi donc ñoom ñëpp monsieur le maire Djibril Thiaw moo leen jaboote kon am na droit bu gisee kane ñi soxla nañ lii mu jël ko jàppale leen loolu li mu ci mën donc. waaw ñu dégg itam ñu ne monsieur Oustaz Abdou Faye dafa jox monsieur Djibril Thiaw 3 millions. ñoo bëggoon nga xam 3 millions yooyu lan nga ci réaliser fii si Refane. donc 3 millions yooyu Oustaz Abdou Faye bi mu koy joxe da koo joxe ci turu Refane ne maa ngi koy jàppalee président ci feebar bi mais ñu feebar bi depuis bi mu amee monsieur le maire Djibril Thiaw daa créé li ñuy wax benn comité ñu koy wax lutte contre Covid 19. léegi comité boobu bi mu ko créé comité boobu du politique du dara feebar bi moo tax ñu sos mbootaay boobu mbootaay bu bees la. ay opposant bi ñoo nga ca waa Assad ñoo nga ca même waa mairie am na ñoo xamante ni dañ ca bokk donc ñooñu ay c'est pas ay 14 personnes ay 15 personnes ñoo seq lycée boobu Ibrahima Faye mooy trésorier bi donc loolu bi mu amee ku ne xam na ne Refane dafa bokk ci département te ci comme district sanitaire bu Bambey la ñu bokk léegi ci la ñu jëlee 3 millions yi Baye Faye joxe parce que 3 millions yi ba léegi Ibrahima Faye lañu moo doon trésorier parce que moom la Baye Faye jox xaalis ba léegi ci la maire sako pour que ñu fal ko trésorier donc ci la ñu jëlee benn million bi jébal ko waa département bi waa district sanitaire bi parce que on sait jamais waaye tey bu Refane amoon ka waa Bambey ñoo ñëw saytu ko def ci la ci war kon nag il faut nga am loo xamante ni dañ leen koo jox donc bi ñu leen joxee million bi day des ñaari millions yooyu ci la ñu jënd 4 appareils thermoflash mooy yooyu ngeen di gis ñu la koy teg boo amee bu ñu njortee ne am nga problème bi 4 yooyu ñu ci jënd ñu ngi ko benn ñetti poste de santé yi benn Ndrep benn Réewmaaw benn Refane mu des benn teg ko ci mairie ba parce que xam nañu ne mairie ba tout le temps ay nit dañu fay daje donc ñu jënd ko ca jënd ci ay gel ay savon ay eau de javel ay gants jëbal ko waa santé donc mën naa ne daal li ma ci mën a leeral askan wi ba mu leer mooy 3 millions yooyu biñ ci jëndee biñ ci jëbalee benn million bi district sanitaire bi jënd ci ay gants jënd ci ay gel jënd ci ay thermoflash 700000 moo ci des 700000 yooyu aussi ñu stocké ko di xaar parce que boo amoon kaa tey bu ñu leen quarantaine ñu quarantaine donc ñooñu yow mi leen yilif yaa leen di jàppale ci li nga mën ci sa kéemtulaay kattan durant quarantaine bi jeex donc loolu moo taxoon ñu stocké ko fa di xaar mais 700000 yooyu aussi jëlaat nañu ci 80000 parce que ku ne xam na ne am na ay doomu Refane yu ñu quarantaine noonu fale ca immeuble ba ca Medina donc 80 millions yi bi ñu ko jëlee bi ñu leen quarantaine seen njaboot yi nga xam ne ñoo nekk fii ci la ñu leen jëndal ay tuuti ceeb ay diw ay lii jëbal leen ko donc loolu daal mën naa la ko leeral ci 3 millions yi. waaw ñu bëgg na xam yow Linso loo bari relation nga am ak Djibril Thiaw lu ngeen seet ba nga tax nga nekk si ginnaaw Djibril Thiaw. donc monsieur le maire am nañu ay relation yu yaatu parce que moom dafa nekk maire boo xamante ne nii vraiment maire bu baax la aussi dafa nekk nit koo xamante ni dafa yëg ñëpp. nit koo xam ne amul benn problème moo tax pour nga ne ànd ak moom dafa yomb daa am na dañu neex a àndal maintenant nag li ñu boole Refane moo ñu boole parce que monsieur le maire jamono jii day tollu foo xam ne day sumi am mbubam moom day sol mbubbu waa Refane donc loolu moo ñu boole te man ma nekk doomu Refane en tant que son dama jàpp ne même bu fekkee benn mbuusu ndox sax damay xeex pour sama askan naan ko donc mën naa ne loolu moo ma booleek monsieur le maire ba tey jii ñu am ay relation vraiment di coordonné wante ma nekk élément am di ko jàppale ci ay côté yu bëri mën naa ne daal loolu moo ñu boole. waaw kon Linso bu ko defee ñu bàyyi la nga tàggatoo ndax waxtu wi jot na. waaw aussi dama leen di féliciter bu baax a baax di leen wax ne aussi gëm leen seen bopp donc mën naa ne tàggatoo bi nag xëy na du mën a gudd. aussi di sensibiliser askanu Refane surtout Thiola muy gox bi nga xamante ne nii fi laa dëkk parce que balaa ngaa laax jaay dangay laax lekk donc di leen sensibiliser ci lépp lu ma mën que di leen xamal ne feebar boo xamante ni c'est vrai feebar bu am la donc di leen ci sensibiliser
aussi di leen wax ni ñu jël seeni métuwaay ci lépp lu ñu mën ci lépp lu ñu mën a moytu ñu moytu ci. donc loolu daal xam moom laa ci amoon ay cadeau yoo xamante ni moom laay tànte aussi di leen sant ku ci mel ni Léo vraiment ci suba ba léegi mu ngi fi taxaw di jàpp ci bés bi donc Léopold boobu ba léegi moo ngi fi taxaw jàpp ci bés bi donc di sant sama gars yi ñoom Mbaye ñoom Issa aussi di leen sant yéen ñëpp vraiment ñoom Aaron aw ma seen fay donc mën naa ne ñoom Badji xëy na am na ab ay cadeau yu ndaw yu ma ci bëggoon a teg mooy aussi di leen yëpp jox ab nuyoo boo xamante ni monsieur le maire moo ma ko yóbbante ci askanu Thiola donc tey woo na ma nee na ma nuyul ma waa Thiola aussi kon loolu dama leen di nuyu ci turu monsieur le maire Djibril Thiaw di xamal askan wi que ne xëy na waa ASC Lat Dior am na xëy na lu ñu doon dajale xëy na balaa dara dinañu ko jébale muy seen participation ci feebar bi donc loolu laa amoon ay cadeau yoo xamante ni moom laa ciy sànni di ñaan aussi yàlla tegil ñu feebar bi ñu jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi di kontaan ci yéen ñëpp vraiment. waaw mbokk yi kon Lim Sow lañu invité woon fii nga xamante ni nii mooy suñu site bi nga xamante ne nii mooy Goris Pakoro di ko laaj ay question yoo xamante ne nii dem ci wàllum politique moo relation xam ak Djibril Thiaw laaj nañ ko ci ay question nag mu tontuñu ko kon mbokk yi ba beneen yoon gis beneen émission. Goris Pakoro, merci de vous abonner, merci de vous partager, merci de vous abonner.